jàmmaneex 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 ñun moom lañu ñaan moom dafa neex sidaaneex ñun moom lañu ñaan jàmm rekk ka jaara ut ni jaara ku fi indi ay dangarus kaay leen ñu ànd bokku ndey bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi tedd yi jàkkaarloog Islam TV ñu ngi leen nuyu ci sunu émission bi di sunu santé ñu ñëwaat fi beneen yoon di eggale li ñu naaloon ca émission bële weesu muy wàllu nu ñuy def ba mën a fagaru ci jàngoro yi ñu ci dalal ba léegi sunu ñaari soppe Ibrahima Khalil Ndiaye féete sama côté ndeyjoor ak Cheikh Ibrahima Khalil Niane féete sama côté càmmoñ xam naa dañuy nuyu Cheikh Ibrahima Khalil Ndiaye di ko dalalaat beneen yoon ci émission bi. aleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu Abou Salima ñu ngi leen di fay di nuyu mbokk yi nga xamante ne ñoo ñuy topp ci émission bi di sunu santé di jeg leen nuyu suñu mbokk suñu kóllëre suñu trondo Ibrahima Khalil Niane. Cheikh Ibrahima Khalil Niane asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi nuyu askan wi yëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu waa àddina yëpp di ñaanal tamit ñiy tawat yàlla defal leen jàmm fu ñu mënti nekk. ñu feebar am lu ñuy jàmbat yàlla saafara leen ci anam ku wér ñoo ngi sant tamit waa Islam TV di leen ñaanal di ñaanal kër gi yàlla na jëm ca kanam ñoo ngi nuyoo bu baax di sant bu baax Abou Salima ci invitation bi sama mbokk mi tamit Cheikh Ibrahima Khalilullah Ndiaye maa ngi koy nuyu di ko sant. waa ñu ngi nuyu yéen ñi jàkkaarloog ñun seen i kër moo xam ngeen nekk Parcelles Assainies wala Pikine Mbao Rufisque ak gox yu feccenti koy nekk ci Dakar yëpp di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na Islam TV gën a wër Sénégal ba ñëpp di ko mën a topp parce que askan wi ñu ngi koy xaar bu baax a baax. xam naa nag beneen question bu ñu indi woon ci émission bi tey bu dul li lëmbee jamono ji ñuy wax ak yéen ci wàllu wér-gi-yaram muy virus bu bon boobu yàlla nañ ci yàlla musal di coronavirus xam naa kon du safe kon ci incha allahu taala émission tey bi ci loolu lay dem dañ koy njëkkee ak Cheikh Ibrahima Khalil Ndiaye. Cheikh Ibrahim feebar boobu ñu waxoon fan la askanoo ak kañ lañ ko xam ci àdduna lan nga ñuy tontu. alhamdulilah xam nga coronavirus d'abord li ma tax xam mooy lan la ndaxte feebar la boo xam ne xëy na nit ñi ñu ngi ciy wax lu bëree bëri waaye daanaka nit ñi maîtriser wuñ ko yëg nañ ne rek am na feebar boo xamante ne mu ngi war àdduna di def ay ravage li ma tax xam mooy feebar bu bees la. bu fekkente ne épidémie bi am depuis décembre 2019 ak léegi épidémie bu bees la feebar bu bees la waaye nag yeneen ñi xeeti coronavirus jotoon nañ koo xam dans le passé ñun ñëpp ñu ngi fàttaliku épidémie bi ñuy wax SRAS nga xamante ne dans les années 2002 2003 defoon na benn épidémie bu mag ci même dëkk bi di Chine xawoon na tasaaroo it ci yenn dëkki àdduna bi ñu ngi fàttaliku it ay 2012 2013 2014 ci zone Moyen-Orient bi Arabie Saoudite Koweït yu mel noonu amoon na fa feebar bu ñu doon wax MERS syndrome respiratoire du Moyen-Orient moom tam jotoon naa def ay jéye yu xaw a takku ci décembre 2019 bi nag ñu gis benn cas bu bees benn type bu bees boo xamante ne xamuñ ko woon mooy bii ñuy tuddee coronavirus bu bees bi nga xamante ne moom lañ découvrir ci atum 2019 bi fële ca Chine feebar la boo xam ne nag wax dëgg yàlla ba léegi mënuñ laa wax exactement ci lii la jógee li ñu xam rek mooy li ñuy wax le patient zéro mooy ki nga xamante ne moom lañ njëkk a diagnostiqué ci feebar bi ñu ngi ko diagnostiqué ci benn gox ci Chine bi ñuy wax Wuhan nee nañ it ci marché boo xamante ne dañ fa daan jaay ak jënd ak togg ay ñam yoo xamante ne daan jóge ci yenn mala yi ñu ngi ciy tudd lu mel ni ay njugub ak benn xeetu mala bu ñuy wax pangolin xam nga nag ni ñu koy waxee ci wolof ñu ngi wax ne daal ci seen jëflante ak animaux yooyu ndax jëmmi doomi jàngoro bi cosaanam mooy doomu jàngoro la boo xam ne mala yi lay sonal donc ci jëflante nit ñi ak doomu jàngoro yooyu di ko lekk ak di ko jëfandikoo ndax pangolin boobu ñuy wax nit ñi dañuy jëfandikoo waasintuur yi mu àndal mooy écailles yi mu àndal di ko jaayaat ndax valeur bu mu am ci jëflante bu mel noonu ak ñi nga xamante ne dañuy lekk njugub ci dëkk yu mel noonu nee nañ ci la feebar bi duggee ba contaminé doomu aadama ba tey mu jur jee yi nga xamante ne mu ngi koy jur te jeexagul na. waaw Cheikh Ibrahima Khalil jërëjëf kon ñu tourné kii Cheikh Ibrahima Khalil Niane yow ci wàllu taarix histoire
est-ce que ci yéen seen wàllu médecine traditionnelle bi ngeen fi nekk fajum aada ak cosaan daan ngeen jànkonteel ci histoire ak feebar yu demee nii. alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah. doomu aadama bi mu nekkee ci àdduna ba tey dafa yàlla da ko bindewaaleeg ay manki yooyu dafa bokk ay feebar mën koo dal faatu mën koo dal lépp tamit day wane ni doomu aadama rek ku manki la waaye boo xoolee ci histoire bari na ay épidémie yoo xamante ni am na fi yoo xamante ni yenn yi xaw naa faagaagal àdduna wala yi ci gën a metti dama ci tudd rek juróom-ñaar toftalee ko ci ni mu gën a mettante bi ma ci tàmbalee mooy li ñu tuddee la troisième vague de choléra bi nga xamante ni mi ngi amoon entre 1846 ba 1861 boobu mi ngi tàmbale woon ci Inde la tàmbalee. choléra yaakaar naa feebar la bu ñu xam boo xamante ni bu mën a wàllante la lool te épidémie la tamit bu gaaw ci rey nit lool nga xamante ni bu dalee doomu aadama bi biir bi day daw muy wàccu maanaam te li muy wàccoog liy génn ci moom mooy ndox mi nekk ci biir maanaam bu dalee nit boo moytuwul ci juróom-ñaari waxtu yu njëkk yi mën na ko cee faat ndax day dem ba day déshydraté wu dootul amati ndox donc boobu ci at yooyu mi ngi tàmbale woon am Inde dem ba dugg Russie maanaam boo ko boolee mi ngi dugg États-Unis rek 1854 boo xoolee boobu rey na lu mat ci doomu aadama lu mat maanaam ci 2 millions. bu ñaareel bi nga xamante ni tamit bokk na ci épidémie yi nga xamante ni àdduna xam na ko mooy li ñuy tuddee grippe asiatique. grippe asiatique mi ngi amoon 1956 ba 1958 am na ñu ni sax dem na ba 1959 ba 1960 moom tamit grippe la boo xamante ni rey na moom it lu mat 2 millions ci ay doomu aadama. bokk na tamit ci épidémie yi gën a metti ci àdduna mooy li ñuy tuddee ki peste antonine. peste feebar la boo xamante ni tamit maanaam doomu jàngoro bi mën nañ ni mi ngi jógee ci yenn maanaam ci mammifères yi dañuy wax naan ci jinax yi ak ci kaña yi ci lay jógee bu ko defee nag lii tax mu doy waar mooy bu demee ba kaña yi dee ba jinax yi dee dëgg day tuxu nag dem ci doomu aadama peste boobu ci jamono yooyu moom peste rek moom lañ doon tuddee mais am nañu naa maanaam ay grippe aviaire la wala leneen mais peste moom lañ ko doon tuddee peste boobu tamit rey na lu toll ci boobu mi ngi am 165 ba 190 ci juddug yonent yàlla Isa rey la lu mat 5 millions ba 10 millions bokk na tamit ci épidémie yi gën a mag ci àdduna mooy li ñuy tuddee peste Justinien ab empereur la woon boo xamante ni dafa nekkoon ci Imratur al Byzanti moom la ñuy waaye Justinien le Grand moom sax bokkoon na ci ñi nga xamante ni peste bi daloon na ko mais yàlla dogal na jotu cee faatu. peste boobu mi ngi amoon entre 540 ba 580 boobu tamit bokk na ci peste yi ëpp lu mu rey ci àdduna nga xamante ni rey na ci diggante 25 millions ba 50 millions 25 millions ba 50 millions ci ay nit faagaagal na ko ci diirub lu toll maanaam ci ñeent fukki at ndax dafa yàgg ay at yu bari la. beneen bi ci des tamit ci épidémie yi gën a métti ci àdduna mooy sida bi ñuy wax nga xamante ni léegi alhamdulilah dem nañ ci ba jekk ko bu baax ci wàllu médecine nga xamante mi ngi tàmbalee 1980 daanaka moom it faagaagal na fi lu bari ci doomu aadama yoo xamante ni ñi ngi koy jàpp ni war naa mat maanaam ci 30 millions. am na tamit lu ñu tuddee grippe espagnole. boobu nga xamante ni mi ngi amoon ci 1918 1919 ba 1920 boobu tamit nga xamante ni rey na lu mat 25 millions ba 50 millions rey na ko ci Chine nga xamante ni dañoo dem ba ni
daanaka boo xoolee moitié ci doomu aadama daanaka day dugg ci dëkk boo xamante ne xaaj ba daf leen di rey loolu tamit nekk épidémie bu metti woon lool biñ ciy mujjee mooy li ñuy tuddee la peste noire nga xamante ni mi ngi amoon tamit 1347 ba 1352 nga xamante ni boobu moom dañ ni ravagé na moitié genn wàllu population européenne ñëpp dañoo faatu nga xamante ni li ci faatu ñu ngi koy jàpp ci at yi mu fa nekk entre 75 millions ba 200 millions lii nag buñ ci dikkee ci histoire tuuti damay bëgg rek bëgguma ñu tiit mais bëgguma tamit ñu sàggan nañu xam ni lii comme ni ko sama mbokk ni nga ko waxee léegi feebar la bu bees boo xamante ni dikk na jekkooguñ ko xamaguñu ay man-manam kii dëgg même gis nga ñi ngi naan am nañu ci faatu li ci faatu mi ngi toll ci 2% mais 98 yooyu pour cent yi wér est-ce que mënuñu koo jox keneen est-ce que fan la ñu mujjee loolu lépp xamuñu ko loolu tax waxuñu ko pour nit ñi tiit mais dañoo bëgg tamit ñu bañ a sàggan jël suñu ay matuwaay yi nga xamante ni autorité administrative yi ñoo ko war a jël ñu taxawu ci ñi nga xamante ni tamit kenn ku ci nekk am nga ci responsable nga jël say responsabilité ba mat sëkk parce que du loo xamante ni nag war nañ ko sofantal wala ñu war koo tuutal ndaxte épidémie yii fi romb yépp ci kenn rek ci lay tàmbalee te fii ma toll fii may wax ak yooyu ni mi ngi ci 44 pays. macha allah wax ci maanaam réponse bi am na solo trop xam naa ci li nga wax mooy responsabilité collective ak responsabilité individuelle bi ci la ñuy dikkaat Cheikh Ibrahima Khalil Ndiaye feebar bu mel noonu nga xamante ni wax dëgg yàlla actuellement jaaxal na àdduna bi xeex bi nga xamante ni askan wi àdduna bi ñu ngi koy xeex maanaam OMS ak yu demee noonu fan la toll ci jàngoro ji. waaw xam nga feebar bi booy xool OMS teel ci dugal loxoom jamono yii ñu toll nii su ma yebu ne yegg na ci prise en charge wala bokk en tout cas fi ko OMS war a yóbbu ci garaawaay pour mën koo jël en charge dëgg fi nga xamante ne fa la OMS mën a yem mooy décréter li ñuy wax état d'urgence de santé publique internationale ndax feebar bi tey fi mu toll nii booy xool juróomi continent yëpp feebar bi dugg na fa. Afrique moom OMS nangu na ni fi mu ne jëyee ñu wër àdduna bi. nangu na ko te mu ngi commencé yàgg nag te mënu koo bañ a nangu ndax feebar boo xamante ne décembre la commencé jamono ji may ñuy wax nii nee nañ mboolem 5 continents yi booy seet feebar baa nga fa. Afrique bi nga xamante ne moo muccoon ci information yi mujjee génn nee nañ dugg na Égypte ay cas yu avéré dugg na Algérie cas bu avéré dugg na Nigéria en Afrique subsaharienne donc booy xool feebar baa ngi évolué léegi nag yu mel noonu bu ñu ci tollee état yi dañuy am benn doxalin boo xamante ne dañ ciy dëppoo di partager information yi ak di partager aussi tout ce qui est connaissance et tout ce qui est recherche donc yooyu ñu ngi ci maintenant ce qui est important xëy na parce que loolu c'est à des niveaux vraiment très très élevés yoo xamante ne mën na bañ a concerner directement ñi nga xamante ne ñoo ñuy suivre day dox di ànd ak nit ñi te nit ñi dañuy dem ak dikk te feebar boo xamante ne tey ñu ngi wax presque 50 pays yoo xamante ne am nañ ko nit ñi di fa dem di dikk kon feebar bi mën na ànd ak nit ñi kon loolu li mu laaj mooy lan mooy état de vigilance mais aussi état de responsabilité nga xamante ne tey boo xoolee suñu autorité ñu ngi jël ay mesures barki démb Njaay wala démb la borom xam-xam yi nga xamante ne ñoo màcc ci wàllu virologie dajaloo fee ci Institut Pasteur bu Dakar di waxtaan ci les moyens de diagnostic nga xamante ne tey ñu ngi préparé wu pour que tey bu ñëwoon bu yegsi woon Sénégal wala mu yegsi ci réew yi nga xamante ne ñooy réew Afrique ñu ma jàkkaarloo moom barki démb yéen a ngi dégg le directeur de la prévention mu ngi wax ci mesures yi nga xamante ne état jël na ko tey bépp réew boo xamante ne gis nañ ne feebar bi bëri na fa ku fa jógee ñëw Sénégal danañ la recenser jël say coordonnées jël say numéro de téléphone expliquer la feebar bi wax la boo demoon ba gis loo xamul contacter ñii nga xamante ne buñ leen contacter automatiquement dañuy jël les devants am na ci koo xamante ne jot na leen contacter ñu jël ay devants def automatiquement ay recherche xool gis ne effectivement dara dalu ko ñu daal di koy libérer donc cette démarche responsable là moom dañuy xaar ci population yi ñu xam ne feebar yu mel ni bu amee du daw ak yuuxoo ko nekk dans l'hystérie wala di dugg ci ay mbir yoo xamante ne xëy na mbirum ëppal la du yooyoo koy faj
mais feebar la boo xamante ni li koy faj mooy responsabilité. lii tax ba du tasaaroo wala boog bu tasaaroo yi ñu mën koo contenir mën ko maîtriser mooy responsabilité xëy na dañ ci waxtaan ci kanam aussi les méthodes de prévention yi nga xamante macha allah am na solo kon daal feebar la boo xamante ni bu doy waar la mais buñ jànnaxee comme ni nga ko waxee ñi nga xamante ni seen xam-xam ci noonu la màcc ñu ngi ciy góorgóorlu yàlla leen ci yàlla may ndam yàlla muccal ñu suñu ñëpp. Cheikh Ibrahima Khalil Niane yow fi may dëkk ak yow rek mooy yéen seen wàllu sànq dégg naa ki say wax nga ni daanaka feebar la boo xamante ni ñi ngi jàkkaarloog moom mais amaguñ ci pexe est-ce que loolu day firi ne kon seen wàllu kon amagoo leen ci benn pexe fi mu nekk nii. alhamdulilah ay corona moom feebar la boo xamante ni nii moom maanaam gisaguñu koo xamante ni nee na lii moo koy faj comme niñ ko waxee lu bees la loo xamante ni ñi ngi koy soog a gis ci doomu aadama donte daa nañ ko gis ci mala yi yenn mala yi amoon na Arabie Saoudite mais gis ko ci doomu aadama ak manifestation bi mu def mi ngi soog a am ci décembre 2019 bi ci Chine donc ñun kon li ñuy wax doomu aadama yi mooy nañu fagaru bu baax nañu waggar nañu moytu bu baax a baax a baax kenn ku ci nekk lay sa responsabilité nga def ko maanaam kenn ku ci nekk am na leen loo xamante ni sa habilité la yow yaa ko mën a def état na def li mu war a def population yi tamit ñi ngi xaar ci ñoom ñu jàppale état dafa am benn kii boo xamante ni benn xadis boo xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko wax ci wàllu épidémie yu demee nii bu amee mu ni fu mbas bu amee mbas maanaam moom dañuy tudde épidémie fu ngeen ko dégg bërëb bu ngeen ko dégg bu leen fa dem ku fa nekkit bul génn na nga fa toog ñu xadis boobu liñ ciy dégg li yonente bi wax sallallahu alayhi wa sallam ida sami'tum rumeur rek bu ngeen ko déggee rek waxagul sax mu doon loo xamante ni dem na ba ñu confirmer ko ni am na mais bu ngeen déggee rumeur bi rek nee na ngeen fa toog bu leen génn te nee na tamit ku bëggoon a dugg tamit bu mu dugg na toog loolu dafa nekk méthode de prévention bi gën a rëy ci lii nga xamante ni mooy feebar bii nga xamante ni dikki épidémie wala weesu na loolu sax ndaxte maanaam ci pandémie lañ koy bëgg a tudde parce que daanaka wër na àdduna lu demee noonu dafa nekk ci maanaam méthode de prévention yi gën a rëy loolu tax ñuy dalal xelu askan wi yëpp rawatina ñi nekk bitim réew benn exemple rek moom laa ciy joxe ku ñu ne woon masalan maara day taali am nga feebarkat boo xamante ni boo ñëwee fii di nga ko wàll sag njaboot ñëpp ay faatoondoo yaakaar naa li ngay tànn yow mooy lu mu metti metti mooy nga faatoo àll waaye doo ñëw faatu fii di faatu waale sag njaboot yëpp te àdduna bi fi mu toll foofu la toll loolu tax may dalal xelu nit ñëpp kenn ku ci nekk fa nga nekk na nga fa toog te ñu ñaan yàlla yenn saa yi nag da ngay dégg ay déggam ay ndéngandeem yu la naqari lool yoo xamante ni ñu naan diw sàngam nee na ñu làqatu ci jinne sàngam wala ci rab sàngam lii du ay jinne ñoo koy faj wala ñoo koy kii dañuy làqatu ci yàlla la ñu war a làqatu jëfee ay ndigalam jëfee ndigal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu dafa bokk ci li ñuy gën a ëppal doole pour ñu mucc ci xeetu épidémie. jërëjëf Cheikh Ibrahima Khalil Niane xam naa yow muy yow di Cheikh Ibrahima Khalil Ndiaye dëppoo ngeen ci nit ñi war nañoo fagaru léegi Cheikh Ibrahima Khalil Ndiaye nit ñi yan nan la ñuy fagaroo ci jàngoro ji. waaw xam nga jàngoro ji nag dafa am particularité bu mu am mooy lu jafee méttandiku la ndaxte xam nga boo waxee fagaru toujours day am lu koy jiitu mooy méthode de transmission yi mooy naka la feebar bi di wàllee. ndax boo xamee naka feebar bi di wàll yi ñuy wax ne les méthodes de prévention da ngay ñëw dagg chaîne de transmission bi rek mu efficace léegi feebar yi nga xamante ne ñaari xam nga choléra bi ba mu jógee Sénégal ci dans les années 2005 2006 doon def ay ravages dañoo waxoon ne nañ wattandiku ndox mi def ci nangam def ci eau de javel yu mel noonu parce que boobu dañoo xam ne bu ñu fexee ba préserver ndox mi wàññi contact humain bi rek ak ki feebar nañ wàññi lu bëree ci feebar bi mais feebar boo xam ne ci ngelaw li lay jaar da ngay jàkkaarloog nit mu amee feebar bi saqat
wàllu la ko wala mu tisooli wàllu la ko nga dajeeg nit mu amee feebar bi ngeen joxante loxo saafonte fekk xëy na mu ngi germe ci loxo mu wàllu la ko feebar bu jafee mucc la loolu li ñu ciy déggee mooy lan mooy méthode de prévention yi nga xamante ne bëgg nañ koo joxe ay méthode la yoo xamante ne dafa mënta ñàkk waaye muytu ndiku mucc ci feebar bu mel nii dëgg leen rek moo ko mën mooy li Oustaz wax sànq mooy delloo ko ci yàlla ñaan yàlla mu may ñu am xarañteefu gis lu koy faj ak li nga xamante ne moo ñu may ba ñu mën koo prévenir du tee nag am na yoo xamante ne ku nekk war nga ko mën a góorgóorlu def ko ngir wàññi risque nga nekk en contact ak feebar bi li ci jiitu mooy li Xalil wax sànq ci waxam mooy dugg bee génn bi ci réew yi nga xamante ne dañoo amee feebar bi nit ñi nañ ko bàyyee xel réew boo xamante ne dafa amee épidémie kenn du fa dem kenn du fa jóge ki nga xamante ne dafay dem it xëy na bu dem mënta ñàkk wala mu war faa jógee bu jógee wut mënta ñàkk na état jël ay responsabilités am de telle sorte que ñu assuré wu que ni buy duggaat ci réew mi indaale wu fi benn feebar te loolu état mu ngi ci def ay jéego dafa doyut nag du doy mukk ci jamono yi mesure bu ñu mënti jël du doy waaye nañ nekk ñu responsable par rapport ak suñuy voyage loolu benn la ñaareel bi xëy na mooy ni ñu koy waxee toujours wax nañ ko ci suñu émission bi passé mooy raxas loxo dafa li ëpp ci feebar yi nga xamante ne day sonal doomu aadama ñaaree ci loxo lay jaar lu tax ndax doomu aadama lu nekk ci loxoom boo defut nànk balaa yàgg dana yegg ci gémmiñam imma dana lekk imma dana ëbbali teg loxoom ci gémmiñam wala mu dugal ci bakkanam wala mu teg ko ci muqueuse boo xamante ne bactéries yi jaar fa wala virus bi jaar fa ngir yegg ci yaram bi day nekk lu yomb kon nit ñi dañuy raxas seen loxo lu bëri rawatina ginnaaw bu ñu duggee ci wanag lu jiitu ñuy lekk ak yu ni mel saa yoo gisee ne daal say loxo tilim na nga koy raxas bu fekkee ne da ngaa nekk ci barab boo xam ne raxas jafe na ñuy jëfandikoo ce qu'on appelle les solutions hydroalcooliques nga xamante ne da nga koy jël def ko ci sa loxo raxasee ko sax te du layandi te dana rey lépp lu fa nekk ci ay virus ak ay bactéries yu ni mel ba tey bokk na ci méthode de prévention yi nga xamante ne mënut a ñàkk jamono yi buñ tollee ci jamono yii xëy na yeggaguñ fa bu ñu demoon ba gis ne yegg nañ fa wàññi nuyoo bu bëri bi waaw ndax contact physique bi en réalité sax la ñuy wax ne dañ ko wàññi. salaamaaleykum rawatina nag nga gis ne loolu day delluwaat surtout ci responsabilité nit ki moo tax ma ne feebar yu mel ni bu ñu tollee nit ki da ngay nekk responsable ne serait-ce que pour dalal xelu ñi ci des ki amee soj wala amee grippe boo xam ne mu ngi koy sonnal war naa wattandiku comme dajal rek jox ko loxoom yow fi ñu la fekk yaa ngi ñandu yaa ngi tisooli waaye koo dagal ne ko yëpp sa loxo boo ko joxul coronavirus da nga ko jox grippe ba nga amal donc yooyu nañ ko bàyyi xel di jëfandikoo it ay jëfandikaay yoo xam ne dina tax feebar yi ñuy dal bañ a gaaw a tasaaroo lu mel ni ku ci tisooli bañ a jël sa loxo def ko nii ñun noonu la ñuy tisoolee li ëpp dañuy jël sa loxo def ko nii boo jëlee sa loxo def ko nii mooy feebar bi maa ngi koy def samay loxo boo paree ko nuyu da nga ko wàll loo téye da nga ko fa bàyyi kon kii tisooli dañuy wax ne na nga utiliser say kudd na nga def nii bu fekkente ne mën a jëfandikoo mouchoir te mouchoir yi it ñu bëree da gis yor benn serviette mën nañ ko soo bëggoon di ci tisooli déedéet utal mouchoir boo xamante ne boo paree dañ koy sànni te déchets yi aussi ñu gérer ko suñu réew bi xam nañ ne dañu am problème ci gérer ay déchets du loolu rek mais tout ce qui est contact humain ñu rationaliser ko ça me permet aussi me revenir ci problème mu masque yi xam ngeen ne suñu réew mi fa ñuy passé poussière xaw na ñoo sonal koo romb gis ko mu gàddu masque yi baax na xëy na pour poussière bi yu mel noonu waaye bu ñu yaakaar ne masque yooyu moo ñu protéger dëgg la am na masque yoo xamante ne mën na protéger nit ki ba du infecté wu ci feebar yu mel ni bu amee surtout feebar bi particulièrement loolu la ñuy wax les masques canard ay masques la yoo xamante ne dara du dugg ay masques yu hermétique la bokkut ak li ëpp ci nit ñi yi ñu yoroon nga xam ne ay masques anti pollution la yooyu du aar nit ki masques yi docteur yi di jëfandikoo it loolu defuñ ko pour mu aar docteur bi waaye pour docteur bi bañ a contaminer ki muy faj la kon ñu xamee ko noonu. yal na yàlla fay la kon Cheikh Ibrahima Khalil Niane laaj bu mujj bi yow ci seen côté yan conseil ngeen di jox askan wi pour ñu mën a moytu la koy mel noonu. ok ñun suñu conseil yi li ci njëkk dañ koy wax suñuy supérieur suñuy kilifay réew vraiment nañu jël seeni matuwaay ci saa yu ñu yëgee ni frontières yi war nañ ko tëj ndaxte kat maanaam xëy na loolu amuñu dooley mën a tëjandoo réew yëpp mais am na réew yoo xamante ni li ngay dàq ci ñoom
ba jàngoro jóge fa dugg ci sa réew nga teeloon koo tëj moo gën. loolu laa bëgg ñu bàyyi ci xel loolu nag dañ koy adressé ci personne yi nga xamante ni ñoo am habilité wu def loolu muy dikkim gouvernement bi loolu moom ñun du suñu kii loolu moom dañ koy sàkku ci ñoom di leen ko xamal def ko ngir jëfandikoo ndigalul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndaxte loolu maanaam suñu borom mi bind doomu aadama ci boppam bind feebar maanaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li mu wax ci boromam la ko jëlee ci yàlla la ko jëlee que nga xamante ni moo ñu wax méthode de prévention bi gën a rëy bi nga xamante ni ci la ñuy prévenir épidémie mooy lan mooy ñu bañ di tux lu bari gis nga ñun ci réew yu néew doole yi ci lañ bokk yi gën a néew doole sax laay wax ci lañ bokk ci àdduna bi am na réew yu ñu ëpp doole fuuf ëpp ñu ay moyens ëpp ñu ay matériel feebar bi dugg na fa lan moo ko fa dugal ndax dañoo tëjul seeni frontière ak réew yi nga xamante ni feebar baa nga fa te dama nekk feebar boo xam ne nit mën naa ñëw ñu xool ko ni kii dara jotu ko gisuñu ci moom dara parce que réew yooyu fa feebar bi dugg tey dinaa ci tudd Italie dinaa ci tudd kii France États-Unis am na fa noonu la ñuy def ba ñu déggee ni am na lañ jël seeni matuwaay ku ñëw ñu xool la kii mais nit ki mën naa yor doomu jàngoro fukki fan ak ñeent dara du feeñ ci moom te diir boobu yëpp mën na ko wàll ñeneen loolu laa bëgg ñu bàyyi ci xel beneen bi ci des ma di ko jëmale ci imaam yi ak képp koo xamante ni diine ñor na la nañuy ñaan ndax lii balaa la mu wàcc ci àdduna bi kon nañuy ñaan lii bu amee jullit li mu war a def delloo boppam ci boroomam xam ni yàlla dong jalla jalaaluhu azza kamaaluhu moo ñu ci mën a aar du keneen du la daawur du maam njare du kenn moo ñu mën a aar ci benn épidémie wala kii yàlla jalla jalaaluhu azza kamaaluhu moo ñu ci mën a aar loolu maa ngi koy wax imaam yi di ko wax ñëpp nañu koy ñaan moo xam dañ koy xunuut moo xam dañ koy ñaan moo xam dañuy digal nit ñi ñu gën a dellu ko ci seen borom parce que lii ay nattu la yoo xamante ni yàlla da koy nattoo doomu aadama te dellu ci sa borom rek moo lay mën a musal ci xeetu feebar yi ci xeetu kii yeneen yi ci des matul ma di ci dikkaat Cheikh Ibrahim wax na ko beneen bi ci des yàlla nañ ci yàlla musal lii daanañ wax naan saa yu amee ci réew mag ñi daanañ faral di wax naan di jëfandikoo laaj bis bu nekk kenn ku nekk di lekk benn doomu laaj maanaam ci réew moo xamante ni épidémie dafa am di lekk benn kiiwu laaj ak di naan lem suba ak ngoon ñuy wax ni loolu baax na ci lool waaye daal li ci gën a baax moom lay ñaan suñu borom yàlla nañ ci musal ndax mi ngi ci àdduna bi tasaaroo te xamaguñu ñaata at la fi am xamaguñu ñaata weer la fi am yàlla nañ yàlla musal te musal amiin yàlla nañ yàlla musal dëkk yi am yàlla leen yàlla saafara ñoom ñëpp ñun ñu amagul tamit yàlla nañ ci yàlla musal ba duñu dal xam naa ne dinañ jël ay matuwaay dinañ jël ay mbir yoo xam dañ koy fagaroo mais la gën a màgg ca la ñu yaakaar ngir yàlla musuñu ci mooy yaakaar gi ñu teg ci moom subhanahu wa taala yàlla ñu aaral suñu réew sàmmal ñu ko mbokk yi yéen a ngi doon topp suñu santé fii ci Islam TV télé bi nga xamante ni papa ak doom dañ koy mën a seetaanandoo mag ak rakk di ko mën a seetaanandoo Islam TV mooy télé bi nga xamante ni mag du ko seetaan xale ñëw muy changé xale du ko seetaan mag di ñëw muy changé kon lépp mu baax yàlla ko yàlla sàmmee noonu yàlla yombal ko yéen ñi ñuy seetaan tamit ñu ñaan ngeen ñaanal ñu émission yi continuer programme yi continuer waaye itam ngeen jàpp ci la nga xam ne yàlla jox na leen ko subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ba beneen yoon insha allahu taala jàmm rekk a jara ut ni jaara ut ku fi indi ay dangarus kaay leen ñu ànd bokku ndey bokku ndey bokku baay loolu moo di ndam bokku baay loolu moo di ndam jammane moom dafa neex jammane si daa neex jammane ñun